nga damay sant Simon bu baax di ko sant maanaam taxawaay bu am solo bii mu def ndax lii mu def daaw la ko commencé Saint-Louis demal naa ci lancement ba muy lancement bu am solo parce que def na tour de Sénégal yaakaar naa lii nag président de la République Macky Sall moo ko ci war a wuy si dooleel ko jàppale ko def ko budget ndax lii yaakaar état Sénégal sax la waroon conseil local amul benn réew bi dox ci àddina te li ngay la sa waa réew di liggéey conseil woo ko réew mi ko def doo mos a avancé ci àddina muy bay dunde muy liggéey sol mu yére nii liggéey ci ngaay muy daal yi nii liggéey ci ngaay ak daal yi nii liggéey ci Sénégal yëpp ndax ñun Sénégal yëpp lañu yow xam kon jàpp naa ni fii Sénégalais yi toll ak fii jafe-jafe yi toll ak fii réew mi toll ci ndaw ñi conseil local dafa jot ndax ni ministre éducation def fexe ba école yi ñuy ay habillement yi ñuy sol ci ouverture école yi mën nañ koo def ci xale yi ñu doon sol ay daal. waaw nag lii Simon def président Macky Sall daf ci war a wuyu talal na ko loxo nag wax day lu am solo kon maa ngi ñaan président Macky Sall lii Simon def ko def daaw bare mi ngi koy def te néew nag kattan amul budget ndax doole yi boppam lay demee te réew nag mënut a dem mukk te conseil local amul ci réew moom. ndax barki démb rek ministre de l'artisanat Pape Amadou Ndiaye def na fi benn formation ci wàllu sàmm sama der nu jàngal xale yi naka la ñuy feese der xool leen tabaski nii der xam nga sénégalais yi dina jënd xaw 400000 lekk yàpp yi bàyyi der bi te der bi moo gën li gën ci der bi la ñuy sànni li gën ci xar bi la ñuy sànni muy der bi ginnaaw bu ñu defee farata ba pare léegi nag ministre bi jël na ay taxawaay pour fexe jàngal sénégalais yëpp ñu xam der boo amateem xar tabaski boo ko rendee nga xam der bi naka lañ ko mën a jëfandikoo ba der bi ñu mën koo jariñoo suñu bàjji naar ministre mi ngi ko defaraat fu ñu fexe ba der ñu di ko mën di consommer muy dellusiwaat ci askan wi ndax ba def ñun xamuñu dara lu dal rek la ñuy liggéey moom la ñu xamuñu leneen liggéeyuñu leneen tamit mais lenn rek moo ñu manqué moyen ak fu ñu wanee suñu bopp moyen boo duggee ci biir nii place bi di nga xam ne vraiment def nañu effort te yi fi kenn demu ci suñu doole ak suñu kàttan moom la ñu investir nii di liggéey léegi nag yéen man seulement man tàmmuma pour wax ni sax ci ay kii ak yooyu waaw mais wax dëgg yàlla lii moom rafetlu naa ko trop initiative bi rafet na jëf ji ngeen jëf nii rafet na mais yàlla moom moo leen di fay li ñuy ñaan daal ku ñu mun a jàppale suñu lii avancé gën a jëm ci kanam ah moom ñun dinañ la sant bu baax parce que lii rek la ñu am à part dàll yi moom amuñu ñun leneen amuñu lenn loo nga xam ne mën nañ ko def vraiment am lenn loo xam ne mën nañ ko def man li may gën a wax rek mooy ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ca tànk yi ngeen di dox aussi vraiment yàlla na su fekkee ni da ngeen entreprise bu soog commencé bu ngeen di soog di commencé yàlla na ko yàlla yëkkati ba ñëpp di ko gis. suñu produit yi sous-région bi ñoo koy jënd man sama moitié daal yëpp ñoo koy jënd ba tey 2% yëpp ñoo koy jënd Guinée même Guinée Conakry dama amee client ñëw fii kii Mauritanie dañuy ñëw Gambie dañuy ñëw Mali dañuy ñëw kon pourquoi ñoom ñu jënd ko bëgg kon xam nañ lii am nañ qualité waaw ki may waxal nii léegi nii malien la ma nga fa Mali fi ne nii dama ko livrer ay daal xam la bëgg naa daal sénégalais yi di consommer local suma suñu dàll yi xamal la ñu jàpp gars yi jàpp ci baax suma gouvernement bi jàpp ci baax a baax parce que dàll yi jóge importé ñu tëj ko comme ni ñu tëjee soble si ko tëj benn moment boo defee ñun tamit ñu produit bu baax a baax Sénégal di ko consommer baax a baax mais li ngeen wax ni moom am na solo te ñu ngi leen di ñaanal lépp loo ni si séntu rek mu jàll ndax ñun suñu njëriñ la parce que jàpp naa ne dàll yi gars yi di importé ji di ko jëli buñ ko téewoon 3 mois xool rek ñu doxal rek dinañ résultat bi dina daal di feeñ waxantuma laa nag ñu continuer di ko def buñ ko arrêté woon rek buñ arrêté woon daal yi ni importé ragal naa ne ñun dinañ dem ba embauché ay di leen liggéeyloo aussi cuir bi nga xam ne ñu ngi ko fi jëlee di ko yóbbu di ñu jox restaurant bi ñu koy liggéey ñun yaakaar naa buñ ko fexewoon ba koy defaree fii dinañ ko génnee di ko jaay en même temps liñ ci soxla ci cuir ñu ko am waaw vraiment daal affaire bi am na solo ñi ngi ñaan daal yàlla na ko suñu borom suttal rek ndax ñun daal loolu moo nu sonal daal yi dugg moom ñun moo nu sonal bu arrêté rek ñu affaire bi daal di arrangé wu. donc képp ku wax ngaay wax der wax dàll mais nag xëy na am na yeneen xeetu métier yoo xam ne ñu ngi fi làqu loolu ubbite la mais avant tout dañuy remercier tout d'abord le maire de la commune di remercier ki nga xam ni moom mooy le ministre de l'artisanat di remercier le président de la république mais di sant gërëm goo xam ne amul fu mu commencé ki nga xam ne mooy Simon parce que lii mu def nii
ñun ñoo ko waroon a fay ci suñu xaalis dem di ko def parce que dafa ñëw def la promotion de l'artisanat ici au niveau de Mékhé plus particulièrement ci cuir ak li nga xam ne moom mooy couture. donc loolu ñu ko ci sant di ko ci remercier bu baax di ko wax ni ko loolu liggéeyal suñu borom la donc c'est pas évident nga yëngu ci mouvement artisanat vraiment di ci xaar dara loo xam ne lu war a ay retombées la lépp loo ci am rek c'est juste pour suqali askan wi apporter sa pierre ci édifice bi nga xam ne réew mi li nga xam ne moom moo xew ci jamono ji. et di lancer un appel aussi à travers les autorités pour ñu gën ko may doole gën ko jàppale gën ko teg loxo ba nga xam ne lii moom la bëgg ci réew mi mu mën ko yaatal mën ko jàppale mën ko dox ci réew mi yëpp ba mu maase fépp. donc je crois que daal vraiment lii lu ñu rafetlu la et di sant vraiment toute la population aussi de Mékhé di sant suñu président Assane Kassé di sant vraiment ki nga xam ne mooy Maawa Jité. pour Sankara mooy consommons ce que nous produisons donc man ma xam ne wax boobu tamit yàgg naa ko wax ci ay commentaires mais bi may gis mu koy wax mu ngi sol benn marque boo xam ne Adidas la woon donc bi mu defee loolu man ma am réflexe ne mais man tamit yàgg naa sol ay marque yoo xam ne bitim réew mais di wax phrase bi donc depuis jour boobu noonu laa commencé sol loo xam ne suñu artisans locaux yi ñoo koy def 2 ans ngi nii li may sol quasiment à 99% suñu artisans wu réew ñoo koy def donc ci la ma idée bi tamit ñëwee soloo fii pour un peu ñaar sénégalais yi ne leen tey suñu bëggee chemise parce que loolu dafa ma permettre tamit ma wër un peu Sénégal dem fu ne comme ni ko président Kassé waxee gis tamit façon tailleur bu nekk ci mbir Dakaaru ak feneen gis ne ñu ngi ñëw ay chemise yu qualité ay pantalon super 100 defarkatu dàll yi au delà de marakis ak sandales yi ak dàll traditionnels yi sax ñu ngi def ay dàll cote comme ni ko sénégalais yi di waxee donc mën na leen tey lépp lu ñu soxla ci wàllum yére ci wàllum dàll suñu artisans yi mën nañ ko def donc ci laa lancé concept solo fii pour mën a dem ci sénégalais yi ne leen nañuy am réflexe suñu bëggee sol dara moo xam Lacoste la moo xam chemise moo xam pantalon pas forcément sax ay costume africain wala lu africain mais nañu am réflexe dem ci seen artisan wu koñ wala dëkk wala fenn moo xam Ngaye la Saint-Louis Thiès Ziguinchor pour ñu defaral leen ko nga xam ne koom bi au moins day des Sénégal et nga xam ne koom bi day gën a naat. waaw parce que projet bi ñu ko entamé tamit dañu dem seeti ministre de tutelle bi mooy le ministre de l'artisanat monsieur Pape Amadou Ndiaye ma koy nuyu moom franchement jàpp na vraiment ci projet bi xelal ñu ci boole ñu tamit ak ay organismes yu bëri yu mel ni ONFP d'ailleurs am na benn programme de formation bu mag bu ñuy waajal amal fii ak un peu partout ci réew mi fu ne ci réew mi ak waa ONFP boole nañu tamit ak ñu mel ni waa APDA yoo xam ne war nañu lëkkaloo ak ñoom waa 3FPT waa FONGIP donc may profiter ci occasion bi di ko saluer te ci waxtaan bi ñu am ak moom mu ma doon xamal ne ci période yi nii sénégalais yi 45 milliards la ñuy jënd ci wàllum dàll mais ci beneen réew te loolu mooy liy sénégalais di déclaré ci douane bi te boo xamee waaw ci ay marakis te boo xamee ne te boo déggee marakis sax di nga xam ban dëkk lañ koy jëndee bugguma dugg ci yenn kii parce que coopération yi ak yenn pays yi bugguma ko yàq tamit bugguma voilà mu ñagas mais juste pour dire que 45 milliards yooyu noonu mën nañ ko bàyyi fii Ngaye bu ko sénégalais wala yenn commerçant yi wala yenn businessman yi doon ñëw di jënd dàll Ngaye yi en gros mais xaalis boobu fii lay des mais dañuy dagg billet d'avion dem fay hôtel dem ci ay yeneen réew récupérer ay babouche récupérer ay marakis ñëw jaayaat ko sénégalais alors que mën nañ ko def ak suñu artisan wu Sénégal mën nañ ko def ak waa Ngaye donc réflexe boobu bu ñu demee ba ministre bi jox ñu ay chiffres yu mel noonu ñu ne ñun c'est pas normal donc problème bi mooy du président bi mooy ñëw xëcc nopp ku ne par force da ngeen war a jënd dàllu Ngaye du ministre bi moo koy def du directeur yi ñoo koy def sénégalais bu nekk bu jëlee conscience ne man tey su ma jëndee dàll ci sama artisan wu réew xaalis bi fii lay des kooku ci xaalis boobu lay jël dem fay courant ci xaalis boobu lay jël mu jox soxnaam kooku ndugg marché xaalis bi di wëndeelu fii nii économie koom-koom bi gën a yokk donc ñun réflexe boobu la ñu bëgg a sénégalais yi maanaam am ko soxla naa chemise soxla naa tubéy soxla naa dàll lu ma soxla ci wàllum accessoire sac montre sax man montre bi ma takk nii sénégalais moo koy defar donc pour wane ne lépp lu ma soxla ci wàllum accessoire mën nañ ko am fii donc xaalis bi fii lay des donc koom-koom bi day gën a yokk